Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, assalamu alaikum, Samba Lo Faye. Bonsoir, bonsoir, on commence dans un instant. Sambalo Faye, merci de partager cette vidéo. Cheikh Tidiane Sy, aujourd'hui je vais parler Wolof. Je vais parler Wolof ce soir, Inch'Allah Rabbi. Bonsoir tout le monde, tey moom Wolof laay làkk pour ñu xam lan mooy marketing ak njariñam ci wàllu liggéey. maa ngi leen di jaajëfal nit ñi seetaan Cheikh Tidiane Sy depuis Kaolack maa ngi leen di nuyu mboolem waa Sawara waa Kaolack Samba Lo Faye Papa Daouda Diouf Daouda vraiment man lay gërëm très bien merci Ito. C'est ça, on va faire du Wolof Cutting comme vous dites, dans un instant, dans un moment. Merci Daouda Diouf de nous avoir accueillis le week-end passé à Thiès. Merci également à Madame Diouf et à tous les enfants. Merci Daouda. Merci de partager cette vidéo pour les parents qui veulent comprendre c'est quoi le marketing. Merci de partager cette vidéo pour nos parents qui veulent comprendre c'est quoi le marketing. Partagez la vidéo s'il vous plaît avant que je ne démarre dans un moment, Inch'Allah. Merci Mamadou Fall depuis Kaolack, merci à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir Mamadou Fall, bonsoir Ito. Alioune Badere Diop, merci Alioune Badere Diop, Adam Mongoy, le grand marketeur. Tous les marketeurs sont là. Je commence dans une minute, Inch'Allah, Rabbi. Dans une minute. Lamarane Diallo depuis Thiès, merci Lama. Sénégal
Ansoumana Marena depuis Ziguinchor, Khadijatou Gassama Tine, merci beaucoup Khadijatou depuis Thiès. Voilà. Mabella Sané, merci Mabella Sané. À toutes, donc, assalamu alaikum, bienvenue Sedan. maa ngi leen di nuyu Mababa Alsane Diouf jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seetaan gi ngeen ñuy seetaan ci suñu projet yu yamambaay bi ñu tudde Marketing TV Monde di gërëm tamit ñépp ñu ci jàpp Cheikh Amadou Bamba Mbacké jërëjëf ce week-end passé yow laa àndaloon bi may dem kër Daouda Diouf Daouda maa ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu soxna si xale yi te di ñaan li nga sumb yàlla defal la ci ndam ak barke maa ngi nuyu tamit waa Saly bi ñu jógee Thiès xam ne dañoo dem Saly doon ànd ak suñu xarit yu nekk ay Rivera ñu doon fêter seen anniversaire tey ji war nañ fa delluwaat waaye yàlla dafa dogal mu xaw a xat kon Cheikh Amadou Bamba maa ngi lay nuyu yaa ngi Saint-Louis tey ba nga ma waxoon sama nijaay Cheikh Taïba mi ngi may seetaan Abdou Khadir Cissé depuis la France maa ngi lay seetaan maa ngi lay sant di la gërëm Zara Modi Ndiaye jërëjëf bi ñu jógee Saly dañoo dee soit Thiès bi ñu xëyee nag ñu ne woon mënuñoo ñàkk jàll Tiwaawoon siyaare suñu sëriñ Cheikh El Hadj Malick Sy yàlla dogal nañu tase faak sëñ Maodo Sy mu ñaanal ñu ngi koy sant moom tamit di ko gërëm di nuyu suñu xarit yi nekk Tiwaawoon tey nag di leen bëgg a defal live boo xamante ne bii lépp dañ ko jagleel dañ ko defe ci kàllaamay Kocc maanaam ci wolof ndaxte li gënoon a sabab projet Marketing TV bi moo nekkoon ñuy dimbale suñu mbokk jaaykat yi surtout ci nan la ñuy defee marketing ci wolof Cheikh Moubarak Wade maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di ñaan projet bi nga dugg sumbu bees muy école boobu yàlla may la ci ndam Cheikh Ahmad Makumba Diop jërëjëf kon tey marketing la ñuy wax ci wàllu wolof li ñu njëkk mooy d'abord tekki baat bi lan lay wund baatu marketing amut ci wolof baat boo xamante ne bii moom mooy équivalent wu marketing loolu mu amul xanaa ma jéem a laaj ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàlloo Maham Diallo jërëjëf professeur maa ngi lay sant di la gërëm di la xaar tamit ci plateau Marketing TV bi xam naa fan yii incha allah fi ñu doore mooy définir maanaam baatu marketing lan lay tekki maanaam façon tekki ñi bëri nañ waaye dina ci joxe boo xamante ne bii ku nekk dina ci gis boppam képp ku def marketing dina ci gis boppam bu ñu jógee ci loolu mooy kuy def marketing baat yi nga gën a soxla mooy maanaam say baat yi nga gën a jëfandikoo tamit dinañ ci dikkat bu ñu jógee ci loolu wax marketing nan la évoluer maanaam nu mu màggee fi mu dooree ba muy doog a door ci atum 1960 ba léegi nii maanaam nu mu màggee loolu lépp na xam ngeen maanaam amalul njariñ ki def marketing waaye maanaam taarix dafa baax buñ ci jógee nag jublu ci li gën a amal njariñ ki def marketing mooy booy def marketing naka ngay doxalinu ki def marketing buñ jógee ci doxalinu kuy def marketing ñu ñëwaat ci marketing ni mu soppi ko xam nga ne marketing bu njëkk ba ak marketing bu léegi bi wute nañ lool moo tax dinañ ñëwaat ci soppiku gi marketing soppiku gënu ma leen a xam li ko waral dinañ ci soppiku gi
bu ñu ñëwee tamit ñu wax ci maanaam marketing ay jafe-jafeem maanaam ay jafe-jafeem maanaam ay manquement li mu manqué loolu tamit dina fi ñëw jërëjëf Iboulaye Gueye professeur de marketing maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm lépp lu ci manqué rek boo ñëwee fi di nga ko complété incha allah Maham Diallo maa ngi lay nuyu yow tamit di la gërëm. bu ñu jógee ci loolu nag dinañ wax ci wàllu marché ak marketing mix maanaam kii def marketing moom ci lan lay sukkandiku ngir liggéey. bu ñu ko jógee dinañ wax ci wàllu jaba mooy ci wàllu mooy marché nu mu bindoo ak ñi ko séq nan lañ war a doxale bu ñu jógee ci loolu jéem a xool jëndkat bi moom nan lay nu muy taxawaayu jënd mooy comportement wu jëndkat ak ñépp ñoo xamante ni bii dañuy bokk ci wàllum jënd xam nga des fois yow kese dañ ko yaakaar ne yaay jënd wala yaay lekk fekk dañ laa jëndal nga lekk wala avant la ñu la jëndal nga jëfandiku am na ñeneen ñoo xamante ni bii jàpp nañ ci loolu dinañ ci dikkaat bu ñu paree ci loolu nag incha allahu rabbi ñu jéem a développer 4 variables yi maanaam produit prix distribution communication dina gudd waaye bu fekkente ne bii waxtu wi dafa jot ñu dagg ko ba benn yoon ngeen baal ma ne am na ay live yu bëri yoo xam ne tàmbali woon naa ko mais fàttewuma ko am na benn live bu ñu démarroon ci ñi de vente fàttewuma ko amoon na aussi beneen live 100 formules indispensables à la pratique du marketing defoon nañ 120 mais xam ngeen ne formule yi ëpp nañ 100 yëpp nañ dikkat professeur Mbaye Fall Diallo maa ngi lay sant di la gërëm lépp loo xamante ne bii matul rek incha allah dinaa la jël en direct nga jéem ko complété incha allah man moom seen ginnaaw rek laa nekk. kon lan mooy marketing bi may définir nag dama ko yemale ci marketing bu jaaykat bi kiy jaay ki yor di jaay du ma dugg ci wàllu marketing politique yeneen parce que ñi live bi gën a soxal ñoom dañuy yëngu ci wàllu jaay. marketing mooy ay pexe ay fen ay jumtukaay yoo xamante ni bii di ngeen ko jëfandikoo yow mi bëgg a jaay di nga ko jëfandikoo ngir xam lan nga war a jaay koo koy jaay foo ko koy jaayee ak noo ko koy jaayee loolu mooy marketing maanaam marketing bu jaaykat bi maa ngi leen di fàttali ne nekkuma ci marketing mu kiy def politique ñoom beneen façon marketing lañu mais marketing mu kuy jaay ki yor café tubaam ki yor ay sérum maa ngi nuyu sama nijaay Moussa Seck ki yor ay accessoire de téléphone am di nuyu sama mbokk yi nekk Touba 28 ñëpp ak seen famille ñooñu lan mooy seen marketing mooy d'abord xam li nit ñi bëgg loolu moo jiitu ci marketing bu fekkee da ngaa nëbb say bët rek yaakaar ne boo jëlee mbir sàngam jaay ko nit ñi tey wóorul la ne yow li ngay jaay méngoo naa seen bëgg-bëgg da ngay tàdde sa bopp li njëkk mooy jaay lu nit ñi bëgg xam li nit ñi bëgg xam noo leen koy jaayee xam foo leen koy jaayee xam ñaata nga leen koy jaayee loolu moo di marketing. kon ñu tàmbalee ci xam gi mënta ñàkk dégg ngeen li sëñ Mbaye Jaxate wax ci diggante xam ak jëf bala ngaa jëf war ngaa xam boo jëfee tamit war ngaa sellal marketing ñett yooyu la tënk xam jëf sellal boo xamee nit ki bëgg nga jox ko la mu bëgg boo ko joxee la mu bëgg ba pare seen diggante la ca topp lépp rafet kon sëñ Mbaye Jaxate tënk na wàllu marketing ci biir olofal yi ñu doon wolofal mooy xam jëf rafetal kon définir nañ marketing ba pare loolu mooy marketing xam li nit ñi bëgg di leen ko jaay fañ ko bëggee xam ni nga leen koy jaayee te di leen ko jaay ci njëg goo xamante ne bi dina méngoo ak lañu yor ba pare yow muy jaayee nga gis ci sa bopp parce que tamit
kuy jaay danga koy def ngir am ci dara loolu mu jox am solo loolu maanaam gis nga ci gis sa bopp di ci am dara maanaam di ci am bénéfice ci wolof loolu moo di marketing. waaye est-ce que jaay dara ngir faj soxla si nit am ca dara loolu mën nañoo wax ne lu bees la kon kay loolu moom ba duna sosoo ba léegi képp ku mas a jaay yaakaar naa ci loolu ngay dox jaay ka nga jaay faj soxlaam yow mi jaay nga gis ci sa bopp am ci dara àdduna yaakaar naa noonu la mas a tënkoo kon mën nañu wax ne marketing lu mas di am la marketing moom daa mas a am ba duna sosoo ba léegi képp ku mas a jaay danga koy jaay ngir faj soxlaas nit te boo ko jaayee tamit yow muy jaay nga am ci dara waaye mën nañu méngale marketing bu njëkk ba ak marketing bu jamono yi ñu toll. marketing bu njëkk ba jafewul woon li tax jafewul woon mooy jëndkat yi dañoo ëppoon jaaykat yi xam ngeen ne mos ki ñiy jënd bu ñëppee ñi jaaykat du sonn. yéen ñi may seral yéen ñëpp bu ngeen bëggee café man kese may jaay café su boobaa sama café gi du ma fi nekk di sonal sama ku njëkk ñu ne ma koy jaay jéem a xool mun na wuta ji yeneen kaasi café yi ma jaay ñi ci des. marketing bu njëkk ba jëndkat yi dañoo ëppoon jaaykat yi marketing wu léegi bi nag moom jaaykat yi ñoo ko jëndkat yi loolu moo tax mu jafe su jaaykat ëpp jëndkat nag yow miy liggéey sa xel du nekk ci liggéey nu mu gën a bëree mais li nga war a def mooy am ay client marketing léegi bi client mooy coow li client mooy xol bi dafa amaat leneen lu méngale lu dox ci diggante marketing bu njëkk ba ak marketing wu léegi wax naa leen léegi ne leen jëndkat yi dañoo ëppoon jaaykat yi marketing bu njëkk ba ci lim doon dox ci ñett dong la doon dox jaay yóbbu ka ngay jaayal ak publicité ñett yooyu la tënku woon jaay yóbbul ka nga jaay ak publicité marketing wu léegi bi nag moom dafa romb loolu marketing wu léegi balaa produit bi ngay jaay bala nga koo am sax foofu la marketing bi day door waxoon naa léegi da ngay war a xam client bi da nga koy xam d'abord day laa nga def ay gëstu xam li mu bëgg xam nu mu ko bëggee xam fu mu ko bëggee xam la muy bañ xam la ko neex xam lay ay jikkoom xam lan mooy taarixam xam d'abord nga jaarat fa marketing mu njëkk ba daan jaar fépp produit bi yaa koy liggéey yaay def emballage monsieur Mbaye Fall waxoon na ci yaay def marque bi yaa koy déposer yaay wax ñaata nga koy jaayee yaa koy distribuer yaa koy valoriser dans les points de vente yaay def publicité bi yaay def promotion bi yaay jaay même bu nit ki jëndee ba pare ba xolam sedd sax war ngaa def si ci moom xool ba xam dégg naam déggoo kon marketing wu léegi bi balaa produit bay judd day ñëw bu lekkee produit ba pare muy continuer di am te marketing bu njëkk moom ci li mu tënku woon kese mooy jaay yóbbu ki nga jaayal ak publicité kon xam nga ne marketing jamono yi ci la gën a méttee parce que avant bu ngay am produit da ngay commencer marketing même bu ñu lekkee produit ba pare bu ñu ko jëfandikoo ba pare da ngay ñëwaat di continuer sa marketing ngir fidéliser ngir xam aussi ëllëg lan nga war a defaraat ngir mën a méngoo bëgg-bëgg doomu aadama loolu bokk na ci li tax marketing léegi bi gën a metti beneen différence diggante marketing bu njëkk ba ak marketing wu léegi bi marketing bu njëkk ba bu ñu xoolee ñi ko doon def ñu néew ko doon def te ñi ko doon def mooy ñi doon jaay wàllu lekk wala wàllu ay produits raxas mooy maanaam wàllu ñi ay omo yu demee noonu ñoo doon def marketing lekk ak yaakaarul raxas produit yi ñuy raxas xanaa léegi nag di ngeen ne ma marketing moom ñëpp duñ ko def léegi marketing ñëpp ko def ñëpp
Chimère Tall maa ngi lay nuyu, Pape Kane maa ngi lay nuyu ak waa mbooloo mi nekk Nissan, Omar Diouf Dabax merci beaucoup yéen ñëpp maa ngi lay nuyu Mar Tall Kane maa ngi lay nuyu. marketing léegi bi ñëpp koy def ñëpp dama doon seetaan léegi ci benn page benn xale bu raxas otom ba pare def benn selfie di wane ne moom moo raxas oto bi kooku li muy def marketing la parce que moom raxas na oto bi raxas bu jekk di wax àdduna bi ne moom mën naa raxas oto di laaj ñeneen ñi képp ku bëgg a raxas oto woo ma raxasal oto mais loolu kooku sax mi ngi marketing moom. sëriñ si dañuy marketing waaw sëriñ si dañuy marketing université dañuy marketing réew yi sax dañuy marketing réew yi tey jii ab entreprise bu waree implanté wu ci ab dëkk wala ci ay dëkk maanaam réew mu nekk da ngay def marketing ngir bëgg entreprise ba ñëw fa ab événement bu ñu ko waree organiser am na benn jeu olympique bu war a am xam nga ne état Sénégal dafa dem ba Brésil jaay boppam ngir ñu wóolu ko éliminer ñeneen loolu si am réew de marketing bopp waxoon nañ ci keroog ci wàllu marketing bu réew man ak sama xarit Daouda Coulibaly maa ngi koy nuyu depuis la France. marketing kii jaay da koy def nit ki sax day marketing bopp yow mi nga xam ne da ngay jàng boo paree boo marketingul sa bopp kenn du la liggéeyloo kon marketing mu njëkk boo xam naa leen ñaara ko doon def mais léegi marketing ngi fépp marketing foofu la tollu ci àdduna marketing mi ngi lépp tey lépp loo def rek yaa ngi marketing loolu nag moo tax ñu war a xam nuñ koy doxale kon ñu ngi continuer ci kanam tuuti. Tida Ibn Ousmane Dramé Tida merci depuis je crois depuis Ziguinchor. kon wax nañ ci lan mooy marketing wax nañ ci tamit lan mooy différence entre marketing bu njëkk ba ak marketing wu léegi nag ñu ànd ma wax leen marketing lan mooy taarixu marketing dañ koy xaaj ci ñeenti wàll bu njëkk gi bu ngeen ma seetaan maa ngi leen wax léegi ne marketing mu njëkk ba maanaam ñiy jënd dañoo ëppoon ñiy jaay ñiy jënd heure bu ñu ëppee ñiy jaay yow lii sa xalaat mooy fexe noo gën a liggéeyee maanaam bu ngeen bëggee ndox ci man benn butéel la am damaa war a jéem a xalaat man nan laa war a liggéey yeneen butéeli ndox ngir satisfaire li nga xam ne amuñu loolu mooy première étape évolution marketing taarixu marketing mooy optique production maanaam da ngay xool noo liggéey yeneen produit ngir mën a satisfaire nit ñi nga xamante ne bi dañoo bëgg sa produit loolu mooy optique production waaye nag xam nga boo di liggéey sa morom di ko bu yàggee nit ñi dañuy mën a tànn léegi bu jógee optique production nit ki nga xamante ne bi léegi mën na tànn bu ma jëlee méngale téléphone bii appareil photo boo xam ne dafa am 1 mégapixel technologie dem bu am appareil photo bu mën a am 13 mégapixel su fekkee nit ki dafa bëgg ab photo yi la bu 13 mégapixel bi lay jël kon léegi deuxième optique mooy optique produit maanaam nit ki mën na tànn ki mënutoon a tànn parce que doyul woon léegi doy na ba mu mën a tànn boobu mooy deuxième phase waaye yow booy liggéey seen morom di liggéey waxoon naa da ngeen dem bopp marché bi yéen ñëpp li ngeen liggéey du ngeen ko mën a jaay parce que yéen ñi li ngeen di liggéey daa romb ñi jënd loolu su boobaa nag yéen fan ngeen di lan ngeen njëkk xalaat mooy nañ leen jaay bi ci topp mooy jaay optique vente ku nekk jéem a jaay la mu liggéey am naa sama ndox Malick Ndiaye am na ndoxam Tida am na ndoxam Sidier am na ndoxam Chimère am na ndoxam Ndeye Sadou Kër am na ndoxam ku ci nekk ci ñun war na fexe nu mu jaayee su boobaa nag jommi day ñi ñëpp dañ jommi ku nekk day jéem a xool nu mu fexe ba jaay foofu la njëkk xalaatee maanaam wàllu développement équipe commerciale ku nekk day jéem équipe commerciale am ngir jaay mais optique vente boobu sax ñoom ni ñu doon jaay ak ni optique vente di jaay dafa xaw a différent parce que ñoom li leen gënoon a ñor mooy transaction bi jaay dem affaire fidélisation nit ki kontaan na ñoom seen yoon ne ko jaay dem dégg naa sax ñoo xam ne dañ daan dem ba nga xamante ni buñ la bëggee jaay dañuy sànni seen bic nga for ko rek ñu jox la ne am boo la ko ni signal ñu ko loolu mooy vente forcée donc liggéey
produit ak jaay. optique bi ci topp mooy optique marketing. optique marketing mooy lan nit ki daa may soxlaam la bëgg a faj yow mi nga xamante ne bii yaay liggéey da nga war a xam nit ki li mu bëgg jox ko loo xamante ne bii méngoo naag li mu bëgg bu jëfandikoo yow mi nga xam ne yaa ko jaay ngir mu jëfandikoo yow nga mos dara loolu mooy optique marketing. dégg ngeen optique marketing mooy loolu xam li nit ñi bëgg di leen ko fajal muy faju yow it ngay mos dara. optique marketing boobu nag ci biir barabu liggéeyukaay bi ki ñuy wax ñi yore marketing bi ñoom ñoo naan liggéey leen ngeen liggéey ñoom ñoo naan jaay leen ngeen jaay buñ ñëwul liggéey leen kenn du liggéey buñ ñëwul lañ leen jaay kenn du jaay ci xam ngeen ne barabu liggéeyukaay ba amuti client kon amul njariñ kon war ngeen a xam yéen ñëpp ne bu marketing liggéeyul comptabilité doom la mu comptabiliser bu marketing liggéeyul ñooy produire du ñu am luñ produire loolu mooy wane place bi marketing am ci wàllu liggéey du ma ne moo ci gën a am solo de waaye lu am solo la parce que xam ngeen aussi entreprise benn nit man su ma nekkoon su ma nekkoon ki dàq marketing adduna bi tamit su amul ay comptable ay ressources humaines ay ñu mën a liggéey ñu ànd ak man dara du dox Messi bi nga xam ne mën na football lool ba na yeneen joueur du mën a sotti kon marketing lay wax waaye ni ma koy defee ci marketing da ngeen xamee ne am na yeneen branche ci entreprise yoo xam ne ñooy taawu entreprise ba mën a jëm kanam marketing wu kese mënut a jëmee entreprise fenn bu ci ñeneen ñi jàpp kon mbooloo lañ te mbooloo mooy doon équipe lañ ku ne dafa am luñ la dénk. waaye wax naa leen ne kon ñeenti phase évolution marketing bi waaye li mu wax léegi ñun ci bopp ñun ñu def marketing ñoo dem ba ci biir xam ne dafa yomb maanaam nit ki bëgg na ndox nga liggéey ndox mu méngoo bëgg-bëggam jaay ko ci njëg goo xamante ne bii moom mën na koo fay yoon nga ko jaay nga am dara ñu dañoo dem ba ci digg ba ci biir ñu ne non loolu dafa yomb waay parce que tey jii man su may jaay ndox booy Grand Dakar yaa may seetaan Ousmane Sy booy Grand Dakar yow yaa ngi nekk Grand Dakar am fa usine ndox te ñeneen liggéeyal kenn jógewu fa Grand Dakar boo lebee banque doo fay ñeneen liggéeyal da ngay toog bu ëpp la neex nga fay leen seeni salaire ki nga xamante ne dafa bëgg a jaay sa ndox moom bala laa jaayal balaa nga koo livré da nga koy laaj mu fay la bu la fayee nga traîné ba mu neex la nga livré ko ca boo koy livré du mat sa usine ndox bi nekk Grand Dakar bu guddee waa Grand Dakar kenn na la ndax bruit bi muy def nit ñi dañuy wopp ndax gaz yu bon yi ngay dégagé ak xet yu bon yi ngay dégagé biir Grand Dakar Ousmane loolu moo tax ñu ne waaw ñun ñuy def marketing ñun dañuy taxaw xoolaat suñu liggéey marketing yamatul kese ci jox nit ñi lu méngoo seen bëgg-bëgg ñu ci gis seen bopp yow miy jaay yow miy liggéey tamit nga ci amee dara loolu dafa yomb moo tax ñu ne marketing dafa war a changer doxalin dafa am beneen marketing bu bees bu ñuy wax marketing holiste marketing holiste boobu nan lay doxalee mooy maanaam marketing la boo xamante ne bii dafa bëgg ab diggante ratax loolu mooy bi ci njëkk diggante yépp dafa war a ratax mooy yow miy liggéey yow miy barabu liggéey am na ñoo xamante ne bii ñoo ne liggéey seen diggante ñoom dafa war a ratax li tax mu ratax nag mooy li nga jëflanteeg ñoom li ngeen seq ba ñëw liggéey ku nekk respecté ko mooy diggante bu ratax ak sa diggante liggéeykat sa diggante ak say fournisseur man naa am ndox laa jaay waaye dafa am ko ma jox ay butéelu ndox sama diggante moom dafa war a rafet sama diggante ñi may jaayal sama diggante ak banque yi ak état bi loolu mooy bi ci njëkk mooy diggante yi dafa war a tax bi ci topp mooy ñépp dañoo war entreprise ku fi mën di liggéey rek daa war a xam ne benn patron moom mooy client kese mooy patron loolu mooy deuxième philosophie bi donc diggante dafa war a tax ñaareel bi mooy maanaam marketing ñépp dañ ko war a xam lan mooy marketing dafa war na loo xamante ni ñépp dañ koy dund
dund marketing mooy xam ne benn buuraam ci entreprise mooy client bi jënd si. bi ci topp mooy dañoo war a jàpp ci anam bi maanaam environnement bi maanaam boo yoree usine boo xamante ne day polluer nga ne ko arrête. nit ñi nga xamante ni bii dañoo dëkk fi ngay liggéey mais boo dëkkee Grand Dakar am usine Grand Dakar rek bala ngaa recruter kenn mais recruter waa Grand sa doomi gox ba pare wala nga jël fa ay nit ñu fay liggéey loolu day tax gox ba gën a jëm kanam nit ñi bëgg la boo amee ay ASC yu fa nekk di football wala ñuy basket léeg-léeg nga jàppale leen ñoom boo leen jàppalee rokki la boo leen joxee dara yow sa logo waxtaan nañ keroog monsieur Mbaye Fall sa logo dañ koy jël man def ko seen maillot loolu rokki la marketing bu bees boobu ma tuddee marketing holiste dafa nekk marketing boo xamante ni dafa bëgg luy avancer mooy yow miy jaay tamit dangaa war a mos dara am bénéfice yaa ngi jaay yaa ngi dimbale askan wi yaa ngi investir loolu lépp dafa war a ànd ak mos dara parce que boo mosul dara bu yàggee moom da ngay tëj te loolu taxut nit ñi di xëy kon foofu la marketing toll marketing dafa romb rek jox nit ñi lu méngoo seen bëgg-bëgg dajee boole seq nit ñi jàmm ñépp di xalaat marketing ñu jox nit ki ak anam bi environnement ak xam ba pare tamit ñuy liggéey ba àdduna bi gën a mën a jëm kanam gën a mën a ñëw kon mbokk yi loolu mooy tamit introduction bi ma doon def ngir wàllu marketing maa ngi nuyu ñëpp ñuy sar Abdoulaye Makhtar Diop Malick Ndiaye depuis les États-Unis Bassirou Diakhaté maa ngi lay nuyu Mouhamadou Oncle Rabi Ba Sala Diouf maa ngi lay nuyu Ouli Sarr maa ngi lay nuyu Dalal la Doumbia maa ngi leen di ñaan ngeen partager vidéo yi parce que li may wax nii amal na njariñ amal njariñ ñu ngeen xam wala ñoo xamante ne bii nekkul suñu page partager leen ngir affaire yi gën a law. ginnaaw bi ñu waxee taarixu marketing xaw naa gudd tuuti ñu jublu na maanaam ci wàllu naka la ñuy doxale yow mi def marketing yow mi bëgg a def marketing nan nga war a doxale lan mooy doxalinu kuy def marketing. adduna bu ngeen seetee adduna lu ci ëpp ci lu ñuy doxale dafa am ñett toog xalaat bu baax a baax bi ci topp mooy tànn ba ñetteel ba mooy jëf réflexion décision action toog xalaat bu baax a baax loolu mën nañ ko tënk ci ñett marketing ñett nii lay doxale marketing analytique marketing stratégique marketing opérationnel. Marketing analytique monsieur Djigo toog ne fi ma toog développer lépp luy étude de marché li nga war a njëkk a def mooy xam ci ngay jaay consommateur da nga ko war a xam mën naa xam ko ci saayir xam ko ci bàtti xam mooy kan ban at la am nu mel lu mbëgg lu mu am ak li mu am nu mu koy utiliser nu mu koy jaay xam jënd ko ñaata lañ doon jamono yi ngay wax ak ñoom jamono yi di ñëwit ñaata la ñuy doon combien ils sont combien ils seront c'est important. tey bu fekkee télé bi da ngaa ne ci réew di jaay ay couche xale ñu ne la fekk juróom-benn kat benn xale dootu judd su boobaa xam nga ne moom juróom-benn at yi ñoom jaay couche moom du am njëriñ moom moo tax xam nu ñuy màggee
da ci am solo. Alpha Ibrahima Sori Diallo merci Fallou Ndaw maa ngi lay ziar sin Fallou. kon loolu dafa nekk lu am solo waaye xam client bi rek doyul danga war a xam yow li ngay def ni koy def danga leen war a xam maanaam say wujju mu ne tubaab concurrent danga leen war a xam ñaata lañu xam lan mooy seen doole xam fan lañ néewe doole xam lu ñuy def ci wàllu liggéey ci wàllu wépp nag lépp lu ñuy def da ngeen ko war a xam ñi nga xamante ne bi ñoo leen di jaayal mooy les distributeurs ki jël sa produit di la ko jaayal da nga ko war a xam moom tamit kii distribuer sa produit da nga war a xam moom ñaata la mën a stocké kañ lay fay lan nga soxla ci ndimbal ngir mu gën a mën a jaay say produit moom ab client la yow mooy sa client boo seetee da nga war a xam moom li mu bëgg waaye danga ne ci réew wala ci gox war nga xam nan la tëddee ci wàllu politique ci wàllu koom-koom waaw est-ce que réew ma dara na est-ce que le pays est stable c'est important xam ba xam réew ma dal na am déet xam ba xam nit ñi yor nañu yoruñu am réew moo xam ne nit ñi yoruñu nga fay jaay lu seer da ngay sonal sa bopp ba nga naan ne fa xam li ñuy bañ li ñuy nangu xam li ñuy tere àttee réew ma danga ko war a xam tey jii boo demee ci réew moo xamante ne bi ñoom dañ naan la plastique bëgguñu ko fi réew mel ni Suisse nga ñëw ak say mbuusi ndox ak say bidon plastique du jar dangaa war a xam ne technologie ba fan lañ toll ci wàllu technologie Sénégal fi mu toll tey jii bu opérateur téléphone yi ñëwoon naa ne 2G baa ngi Edge duñ ko faale parce que ñu ngi ci 4G plus danga war a xam fu technologie réew ma toll xam tamit doomu aadama yi fay yeewoo xam seen cosaan xam seen aada xam nga cosaan ak aada dafa nekk lu am solo ci wàllu marketing surtout bu fekkee da ngay def marketing ci àdduna bépp xam nga day Sénégal am na loo xamante ni bi dañ ko fi bañ mais am na réew yoo xam ne ñoom faale wuñ loolu am na tey réew yoo xamante ne bu ñu def publicité mën nañoo def yaramu neen ngeen baal ma mais tey Sénégal koo fi def bu subaa yaakaar naa ne nit ñi dañ naan bu kenn jëndati li muy jaay kii daa réew Mbaye Fall Diallo wax na moom keroog am na réew yoo xamante ne lu weex lu baax la fay tekki mais am na réew yoo xamante ne bii lu weex lu bon la fay tekki kon loolu moo tax xam aada ak cosaani réew ma ngay jaay am solo yow mi jaay tamit danga war a xam li nga mën ak loo mënul loolu mooy première phase mooy jiitu ci wàllu marketing xam nit ki xam say wujju xam ñi lay jaayal xam aussi environnement bi nga nekk Abdou Khalis Sène man lay nuyu di la siyaare loolu moo jiitu xam léegi nag boo xamee loolu nag nga toog taxaw nag xaaral nag am na lu ma xam xaaral ma saytu ko li nga foofu ñaareelu phase bi li nga fay gën a saytu sax mooy jëndkat bi ki war a jënd moom nu mu mel nu mu bindoo gis nga loo mën di jaay ci àdduna bi boo toogee ba xool li nga gëstu jëndkat yi nga xam ne jëndkat yi bokkuñu bëgg-bëgg ay bëgg-bëgg moom ak loo mën di jaay ci àdduna bi bëgg-bëgg yu méngoo ma amul waaw ginnaaw nit ñi bokkuñu ay bëgg-bëgg est-ce que man damay jéem a jaay benn produit dong ngir ñëpp xool yooyu mi da nga jaay ay yére nit ñi bokkuñu bëgg-bëgg nga man yére bu weex kese laa jaay mais am na ñoo xam ne bëgguñu yére bu weex yére bu weex su boobaa mën naa am nit ñi ba la fi wala am ñu la fi ba beneen solution bi mooy nit ñi seeni bëgg-bëgg bëri nañ est-ce que man damay jéem a
satisfaire ñëpp. gis nga loolu boo ko jëmee Sénégal gi di nga naan 15 millions Sénégal di nga xam ne kon bu fekkee da ngay jaay ab yére donc di nga ci defar 15 millions yu wute parce que ku nekk sa bëgg-bëgg da ngay dem ba xam ne boo jëlee zone dong di nga lu ma million yu zone ku nekk ak zone ba mu bëgg. kon ñaar yooyu mën nañ ko teg ci suuf lu tax ñu teg ko ci suuf mooy bu njëkk bi maanaam jaay benn produit dong ñëpp boo ko defee doo ci génn parce que dafa am lu mu neex boo bëggee jaay ku nekk la ko neexit yow doo ci génn parce que doo am bénéfice. kon léegi lan mooy solution bi jéem a boole nit ñi nga jéem a xool ci biir nit ñi nga xam ne seen i bëgg-bëgg jegente nañ wala méngoo nañu nga boole leen nga jal leen dafa ay jal boo jalee jëndkat yi ngeen baal ma ci waxin bi mooy segmentation su boobaa nag di nga gis ay segment yoo xamante ne bii ci seen biir ñépp a bokk ay bëgg-bëgg ca boo xoolee diggante beneen ak morom ja bëgg-bëgg yi dañuy wuute tant que loolu amul segmenté au marché. merci Sadibou Ndiaye jërëjëf. loolu mooy segmentation boole ñi bokk bëgg-bëgg ñu ànd yow nag yaay décidé bu boobaa su la neexee nga ne man damay jaay benn produit ñëpp ku ne jëm cee gis sa bopp. am na ñu koy def ba léegi rasoir big bu orange boobu moom la jaay ci àdduna bépp moom la jaay nit ku mboq ki di ko jaay nit ku ñuul ki di ko jaay nit ku weex ki di ko jaay góor di ko jaay jigéen di ko jaay mag di ko jaay ndaw loolu mooy bu njëkk bi jaay ñëpp benn produit. am na ñoo xam ne dañ naan la loolu de am na lu ko gën ndaxte amaa nga doo mën a jaay lu seer am na rasoir yoo xam ne dafa seer lool mais rasoir bi mënut a jaay njëguy seer. am na ñoo xam ne dañ naan la déedéet ginnaaw xool naa nit ñi bokkuñ ci ay bëgg-bëgg man de li may def mooy jéem a xool ñu nekk ma jox leen lu méngoo seen bëgg-bëgg. aji bu soo maa ngi lay siyaare bu ngeen xoolee pâte dentifrice yi nga jënd ci marché ñu jël signal boo xoolee ci rayon bi da ngay signal signal boo xamante ne day dindi ñuul day dindi ay taat ci bëñ boo liiree nga xool ñu bind la signal boo xam ne day weexali bëñ ñu bind la signal boo xamante ne bi day faj am signe wutal la signal boo xamante day dindi xetu gémmiñ gu naqari wutal la beneen signal boo xam ne day tax gémmiñ gi sedd loolu li ko waral mooy ñoom dañoo gëstu boo xam ne am na ñoo xamante ni bu ñu wër pâte dentifrice loolu lañ ciy wër kii naan la man samay bëñ day metti kii naan la man samay bëñ sama gémmiñ day xasaw kii naan la lii kii naan la lii ñoom nag ñu defal ku nekk ba mu méngoog sa bos. loolu mooy segmentation loolu mooy un marketing différencié ku nekk dañ laa jox lu méngoog sa bëgg-bëgg. tey boo jaay café Touba am na ñoo xam ne café Touba gi ñu bëgg café Touba pur la comme man am na koo xamante ne moom day bëgg café Touba gu am xorom pole am ku bëgg café Touba gu am jar ku nekk da nga koy jox la mu bëgg loolu moo di segmentation. beneen possibilité bi mooy bi ci des mooy man segmenté naa man nit ñi jël naa lañ ay jal waaye man li may def mooy benn jal dong laa ci jël jal naa jal bii daal moom ci laa gën a gis sama bopp xaaral ma jéem a liggéey loo xam ne dina méngoo bëgg-bëgg waa jal boobu. am na ñoo xam ne noonu la ñuy liggéey am na tey jii ay montor yu seer a seer wala ay big yu seer a seer wala ay oto yu seer a seer tey jii ñi ngi ko jaay ci àdduna bi ñu néew lañ dañoo xool li nga xamante ni bi mën nañ koo fay ñu leen ko jaay. loolu mooy dernière stratégie ci deuxième partie marketing. donc bu njëkk bi mooy gëstu nga ñaareel bi mooy jël nga consommateur yi ba pare décider noo leen di bëggale. Moustapha Faye maa ngi lay siyaar léegi nag lan moo des li des mooy jëf booy jëf da ngay am ab produit wala service produit boobu da nga ko wutal njëg
prix boo ko wutalee njëg nga ne man barab sàngam ak naka laa koy jaayee loolu mooy distribution. ginnaaw bu mu nekkee ci barab bi ñu koy jaayee dangaa war a yëgal nit ñi ne hee produit baa ngi barab sàngam fexe ni ko nit ñi xame bëgg ko ba pare di ko jënd. loolu mooy étape 3 di marketing opérationnel. ci tënk démarche marketing ñetti étape la marketing analytique mooy gëstu bi nga ngir xam nit ñi ak say wujj ak environnement bi ak yow sa bopp da nga war a xam li nga mën a li nga mën. bi ci topp mooy marketing stratégie segmentation ciblage positionnement. wax naa segmentation wax naa ciblage wax moo positionnement. Positionnement mooy sa li ngay liggéey donc ko war a liggéey ba nga xamante ne bi nit ki bu ko déggee rek dina ko jox dina ko mën a différent dina ko mën a méngaleeg say wujj yow. mën naa nekk ci wàllu qualité gi mën naa nekk ci wàllu njëg gi ak yeneen dinañ ci dellusiwaat. li ci des bi mujj bi nag mooy yow sa liggéey bis bu set prix bi ngay jaayee produit bi ngay jaay foo koy jaayee ak nooy def ci wàllu communication. loolu moo doon démarche marketing de l'entreprise. léegi ginnaaw bi ñu Fallou Dieng cuuraay maa ngi lay siyaat suñu Fallou Dieng yow ma jaay cuuraay war nañoo nga ñëw déglu bu baax a baax. ginnaaw bi ñu waxee démarche marketing bi léegi nag ñu dégluwaat ci marketing soppeeku ci am waxoon naa léegi méngale woon mel léegi marketing bu njëkk ba ak marketing bu léegi waaye marketing day dox doxin bu gaaw woo xamante ne bii kenn mësu koo gis. li tax marketing di bouger mooy doxalin bi dafa soppeeku bu njëkk benn produit ko am pour ñëpp léegi dañu jaar ci marketing bi ma wax muy segmentation am na sax léegi ñoo xam dañuy dem ba ca sës ga mooy fexe ba wax naa defe na mais fexe ba nit ku ne nga jox ko lu mu bëgg. tey jii am na jaay ko oto yoo xam ne bu la neexee seen sëg ngay dugg wax li nga bëgg oto bi nga bëgg a jënd mel ñu liggéeyal la ko indil la ko fii ci Sénégal loolu mooy marketing personnalisé am nañu tollu foofu. kon marketing dafa jóge ci marketing boo xamante ni bi benn ngir ñëpp ba ñëw ci marketing ku nekk sa bos loolu soppeeku la ko am ci wàllu marketing yi dafa dox yoo xam dafa dem ba tey jii nit doomu aadama bi maanaam li ko yàlla jox ci wàllu sens marketing da koy exploité say bët sa làmmiñ sa bakkan sa der sa nopp. marketing dafa xarañ ba nga xamante ni bii day jéem a doomu aadama bi lépp luy tax mu mën a xam lépp luy tax mu mën a jël marketing da ko fay jaare ngir def li ko neex. tey da ngay dugg ci ab bitig borom bi def climatisation def clim ba nga xam ne clim boobu day tax yow nga bëgg a des ci weeru koor sax lay gën a garaaw da ngay woor ba 16h nga dugg nga ne cabax ci benn boutique mais boobu dul fa ngay ndogoo. dañ koy climatiser mu sedd guy loolu sa deret bi la ñuy jéem a la ñuy nax te li gën a garaaw mooy loo fi gën a yàgg rek di gën a dépenser loolu feebu marketing la. marketing yemut ci der dafa dem ba ci bëtu doomu aadama sax mu jéem a contrôler bët xam nga bët dafa am nombre de xef yu mu war def ci minute bu ne maanaam kii def marketing day fexe ba nga xam ne da koy wàññi boo waree xef fukki yoon ak juróom-benn ci benn minute da koy wàññi nga xam ne yow da ngay xef ñaar wala ñetti yoon. te gis nga boo xullee ko sa bët yi bu xullee ko ni da ngay xool produit yi di jàpp seeni tur di mémoriser seeni packaging ba bu ëllëgee da nga leen di bëgg sax bolo bu ñëwaatee ñoom ngay jënd. marketing day joué tamit ci wàllu noy nit ki da ngay dugg ci benn barabu liggéeykaay ñu def xet yoo xam ne dana xet yi sax fu ñu ko liggéey dañoo dem ba sax am na tey laboratoire yoo xam ne ci wàllu xet kese la ñuy liggéey xet bu neex ngir nit ki bu ñëwee ci barabu liggéey ba am ko jaay machine à café dañuy fexe ba yow fi nga jaay machine à café di xeeñ café fu mu toll. boo jaay ay waañ sa waañ yi ngay jaay foo toll day xeeñ ay xeeti ñam loolu tamit xeetu marketing nopp marketing des jeux tamit ci wàllu nopp da ngay dugg ci ab bitik
da ngay déglu musique mais na lenn musique bi ngay dégg nekkul loo xam ne ko tànn comme ça rek ñoom ci musique bi ñuy diffuser ci la ñuy contrôler ni ngay doxee suñ bëggee nga dox ndànk nga tem ñoom am na musique yu bëgg yu ñuy def suñ bëggee nga nangi di ma nuyu maanaam mbéy ak ñëpp nekk Thiès am na musique yoo day tax ngay nangi di tërëri ci biir magasin bi loolu lépp ñoom am na lu ñu lay contrôler loolu nag foofu la marketing toll li ciy dollee ko nag mooy Pape Mody Cissé Madi Sissoko maa lay nuyu Cheikh Ngingue jërëjëf Moustapha Faye Adja Bousso dafa am leneen loo xamante ne dafa ñu dollee ko ci marketing bi ñu amoon mooy wàllu internet ak informatique bu njëkk boo daan def étude de marché da ngay sonn ci wàllu traitement bi maanaam da ngay wut ay këyit di jël di cocher léegi nag en quelques minutes mën nga cliquer xam ci lu gaaw a gaaw internet boobu tamit dafa nekk loo xam ne dañuy permettre ñu mën di distribuer tey mën naa toog fii defaraat musique jaay ko ci internet bi jëru sax may am ay CD yooyu loolu amatul mën naa def benn vidéo jaay ko ci internet bi mën naa def sama livre wala sama cours jaay ko sur internet fa nga toog ngay toog cliquer mu wàcc sa ordinateur nga mën ko lire loolu lépp maanaam internet mënu ko lire internet tamit dafa nekk ci moyen de communication wax nañ ci communication digitale la fois passée avec sama grand frère monsieur Mbaye Fall Diallo loolu lépp daal maanaam marketing noonu la foofu la toll kon moom day dox taxawut ñu déglu tuuti musique daal di continuer. Merci de nous suivre. jërëjëf Baba Mal léegi fi may terminer vidéo peut-être tey mooy wàllu marketing mooy ay gàllankooram ci wàllu marketing xam nga tamit wax naa leen ko léegi ne man nit ki yow noonu da ngay jënd da ngay dugg ci bitik yow di def loo xam ne yow da ngay mel ne teyoo loolu ay limite la ci wàllu marketing léegi fi may dooree maanaam gàllankoor yi marketing am El Hadj Modou Seck jërëjëf gàllankoor yi nga xam ne moom ci wàllu marketing man nga doore ci wàllu produit yi nii produit du ma sori téléphone donc jël leen téléphone rek ku mel ni Samsung moom chaque 2 mois mu génne la modèle bu bees day mel bu produit waree dund at da koy wàññi ba nekk 15 jours su ko defee mu génne beneen yow ba nga yoroon xewi loolu limite marketing waaw day jël produit war a dund lu yàgg ñu wàññi mën ni koy wàññi dundam chaque jour ñu innovation bu bees te des fois nag di gën a grave mooy innovation bi ñu lay pro am na ñoo xam innovation bi ñu lay proposé dañ naa ne innovation ak moom bees tàq fekk ne loola du sax ci yow li nga soxla mën na nekk ci biir produit bi mais ci wàllu emballage bi lay nekk wala ci loo xamante ne bii amul nekkul lu am solo ci yow mi jënd loolu tamit beneen limite la ci wàllu toujours produit am na tamit produit yoo xamante ne bii baaxuñu ci doomu aadama te nit ñi dañuy def seen marketing bu baax a baax te fan yii yéen a ngi dégg wàllu alcool yi ñuy def seen publicité ak yi jaay ci dëkk bi loolu baaxul am na fi ay produits bëri yoo xam ne nit ñi ñu ngi ko jëfandikoo lu mel ne ay xeesal dañuy def seen publicité yi fu mu toll même café gi sax loo përee tuur loolu yëpp loo xamante ni bii du lu baax ci doomu aadama léegi bu ñu jógee ci wàllu produit bi ñëw ci wàllu njëg gi tey da ngay dem ci benn barab ñu la bitel boo xam ne ndox boo xam ne yow des fois da nga ko jëlee 250 nga dem ci yenn barab ñu facturé la ko 1000 francs loolu jaarul wala njëg ñuy def ko noo xamante ni bi yow doo day mel ni day yomb ci yow fekk ni yow loolu dara jugóon lu jar 1000 francs ñu ne la 995 des fois sax ñoom béykat loolu tamit ay limite marketing distribution wax naa ci bu fekkente ni da ngay jaay produit bu ñuy lekk xam nga yow mi ko jaay ñaar doo ko mën a yóbbu client bi fa mu dëkk da ngay jaay ay jaaykat grossiste demi grossiste
détaillant des fois nag jaaykat yooyu nga koy jaay ku nekk da ci yokk lu bëri bénéfice ñu ci yokk day tax nit ki baxee ci moom mu cher loolu tamit limite marketing la maanaam circuit bi lu muy gën a gudd rek produit bi gën a seet jëndkat bi am na lu ko xam ne koy contrôler par des systèmes de ristourne loo xam naa dina ci dikkaat ci yeneen live insha allahu rabbi wàllu distribution bi tey wax naa leen ci wàllu merchandising mais dama ko wax ca fësaluma ko parce que merchandising moom mooy gën a agir ci seen sens yi bët yeeg bakkan yeeg nopp yeeg yeneen loolu merchandising moo koy def bu ngeen seetloo heure bu ngeen duggee ci benn point de vente rek bu ngeen duggee ci benn point de vente le plus souvent li ngeen di boo nee damay 10 000 laa jaay boo moytu di nga jaay lopp 10 000 loolu tamit ab limite la ci wàllu marketing seen façon liggéey Ernesto Anne mon ami maa ngi lay nuyu donc je rappelle que jeudi prochain inshallah rabbi Ernesto Anne mooy ñëw fii ñu waxtaan ci marketing ak digital. Ernesto, voilà donc en direct la communication. Je voulais attendre le mercredi prochain pour la faire, mais le jeudi prochain inshallah nous allons recevoir Ernesto Anne soit ici dans le locaux de Marketing TV, soit chez nos partenaires comme Amore Glacier. Léegi waxtaan nañ tamit ci wàllu limite yi ba tey wàllu communication moom li ci njëkk mooy dafa seer tey boo jëndee benn produit ci benn somme communication nga fay rajo ba fay télé ba fay afficheur xam ne loolu ay coût la te booy joxe njëg gi da nga ko ci yokkaat kon communication moom daa seer te loo gën a li ngay fay lu mu gën a bëri say njëg di gën a yokk loolu tamit limite la ci wàllu communication tamit Ernesto Messeral ñoom ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu communication dañuy mën a def publicité ba nga xamante ne bii yow ba moytu sax boo jënd si da nga naan waaye est-ce que man lii la ñu doon def publicité dañ koy rafetal ba day jéggi dayoo ci yemu ci jéggi dayoo boobu maanaam publicité tey dafa nekk loo xamante ne bii dafa fàtt nit ñi ngeen baal ma mais publicité dafa nekk fépp da ngay seetaan télé di seetaan sa journal ngay seetaan sa benn série ñu dem ba ci digg bi dugal la ci publicité wala sax ci biir série bi sax yow ngay seetaan mais danay leer lii publicité téléphone bi waajoo sax publicité téléphone bi lay defar da nga jënd sa journal fay sa xaalis journal bi 2 pages bi rek ak une page de pub ngay nekk sa volant foo xool gauche publicité affichage droite publicité kanam publicité internet dangay toog sa téléphone di connecté wu publicité di wàcce di dal di yéeg di wadd maanaam daal am na benn waaye sax benn bindikat bu ne l'air est composé d'azote, d'oxygène et de publicité maanaam ngir bëgg a wax rek maanaam ni publicité fàtte ni communication fàtte nit ñi waaye loolu nag c'est normal parce que concurrence bu moo métti kon loolu mooy gàllankoor yi ñu gën a am ci wàllu marketing waaye léegi nag ginnaaw marketing moom dafa am ay limitam est-ce que dañuy bàyyi nit yi marketing ñu def lu leen neex déedéet doomu aadama bi dafa war am ñu koy jëndkat dafa war am ñu koy sàmm jëndkat bi lekkkat bi dafa am ko war a sàmm kan mooy sàmm jëndkat bi ak kiy lekk xam nga ñun tamit dañoo xaw a jóge ñu ñuy liggéey ci wàllu marketing moo tax ñuy anticiper moo tax ñuy créer li naan service consommateur ci biir barabu liggéeykaay bi da nga war a am service boo xamante ne moom mooy gëstu consommateur bi est-ce que bëgg na est-ce que bëggul am na lu ko naqari war a amu ko moom dafa war a góorgóorlu sax ba internet heure bu ñu ko dee capp rek mu répondre téléphone bi heure bu sonné rek mu répondre te même client ba sax nga fexe ba téléphone bi bu lay woo moom dafay daal grâce à un numéro vert c'est bien possible loolu doxalin la ngir mën a aar consommateur maa ngi nuyu Momar Ndaw Ascosel yamal ko ne merci beaucoup bi ci topp mooy ñoom Momar Ndaw moom la ñuy wax le mouvement consumériste ñoom dañuy aar jëndkat bi bu fekkee ne yow damaa jënd dara neexul la mu nga rek ci Momar ah Momar di diw Momar moom mii comme ni ngay xoolee lay xool ni ngay dégg lay dégg des fois mu dégg dara daal ne ah lii de bu ko consommateur bi du baax ci consommateur bi moom mu jug ne lii na dakk ñoom tamit dañuy aar consommateur am na tamit ay daan
loi am na fi yoo xamante ni bi ñoom moom danaan def leen lii publicité bu ci ay kàcc am booy publicité waxaat sa produit rek mais bu ci boole bu ci bokkul loolu maanaam dafa am réglementation yooyu ay xeet la yuy aar ki jëndkat kon mbokk yi maa ngi matal naa 1 heure de live maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bi ak door la ak série d'émission boo xamante ni dañ ko def désormais ngir tënkal marketing ñenn ñi kon pare nañ bi si tey bi tout ce qui est introduction au marketing xam naa beneen gaaw incha allah bu ñu amee jot rek jéem a complété incha allah kon maa ngi leen di fàttali ne altine Mbacke Gueye moo ñëw Mbacke Gueye on va parler de Incoterm la ñuy wax ak Mbacke Gueye ak tout ce qui est logistique parce que prof logistique la il est également animateur de télévision à Mourchid TV alxames incha allah dinaa dalal Ernesto Anne ñu waxtaan ci le marketing à l'ère du digital maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen dig daje incha allahu rabbi altine ak Mbacke Gueye jërë ngeen jëf. N'oubliez pas de partager s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager les vidéos amoon na njariñ waa réew mi yaakaar naa ne amoon na njariñ waa réew mi. Merci Mouma Diop jërëjëf.